شرعا وغربا ولا أرى كمثلي فتى المنصور في سائر. mbokk yi ni bàyyi xel ci seen site internet enquête 221 asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu dellu siwaat ngeen ci seen émission waajal gàmmu tey nag ñu am ci invité bu am solo boo xamante ni nii ci biir waxtaan bi di ngeen xam dëgg-dëgg moom mooy kan mu di Aboubacry Samb xanaa ma bàyyi ko mu nuyoog suñu bokk internet yi sang bi. mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñu ngi nuyu mboolem soppay Seydina Mohamed di ñaan yàlla na yàlla yokk suñu cofeel ci yonent bi di sant yàlla waaye itam di gërëm suñuy ñaari way jur di ñaanal Serigne Babacar Sy Mansour yàlla na yàlla guddal fanam ak i rakam yëpp ak mboolem xalifa généraux yi di ziar suñu soppe yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci réseaux sociaux yi waa enquête 221 di nuyu borom kër gi di leen ñaanal yàlla yokk leen bu baax a baax a baax waaye itam di la dalal di la wax exil ak jàmm sama trondo Cheikh Al Khalifa tey émission bi moom yaakaar naa day neex lool ndax ñaari Seydi Aboubacar fi ne Badou maa ngi lay ziar bu baax a baax a baax yàlla nag mu ziara moom kenn dootu ko présenté ci Sénégal wala ci àdduna ndax li muy def ci aar bi nga xamante ni moom lay dund ak na mu koy defee moo tax ñu gën ko ràññee ci li bi yëngatu waaye dinañ dellu si waat tuuti rek ci li nga xamante ni moo di say produit rawatina nag yi mujj yi Aboubacar dafa mel ni yaa ngi ñuy bëgg a jàngal beneen façon art d'après ni nga commencé fi nga toll tey lan nga ñu mën a wax tey ci sa nouvelle démarche bi nga jël ci côté art bi. waaw jërëjëf Serigne Babacar bon laaj boobu dama ciy xaw a sawar tuuti parce que daanaka depuis lors bi muy dernier produit yi nga xamante ne moom laa génnee je pense que bii moo nekk sama première sortie bi moo nekkaat premier émission bi ma def ci produit yi ma liggéey yëpp dama ciy sawar bon du sax jàngal Sénégal yi ñuy seetaan que dañuy àndiwaat leneen waaye dañuy bëgg di prouver bëgg di valoriser li nga xamante ne tey mooy wàllu diine ci côté clip parce que tey ñi nga xamante ne comme ni ma ko yàgg waxee américains yi dañuy dépenser xaalis bu bëri pour seeni tournage di def di andi affaire yu luxe donc pourquoi pas ñu def ko ci yonent bi pourquoi pas ñu def ko ci mag ñi donc moo tax tey bu ñuy def clip daf ñuy jaral ñu def suñu kéemtalaay kàttan rayante ba clip bi nekk loo xamante ne voilà bu génnee nit ñi dinañ ñu laaj nañu lan moo tax ngeen def lii comme ni nga ko defee tey donc loolu moo ñu poussé à ce que c'est juste pour valoriser clip bu religieux yi c'est juste loolu xam nga voilà ñu jóg mais yemul ci valoriser rek ci côté qualité yeeg yooyu mais dafa mel ne li ngay def ci clip yi looy dund la ñu commencé d'abord ak clip bu Seydina Mohamed bi sallallahu alayhi wa sallam niñ la gisee nga comporté wu foofu mu mel ne da nga mës a nekk taalibe waaw jërëjëf si laaj boobu mësuñu nekk taalibe mais dañuy xool li nga xamante ne moom la taalibe yi di dund parce que déjà jaar nañ daara waaye itam li nga xamante ne taalibe yi ñu ngi koy dund ak li nga xamante ne yonent bi mu ngi koy dund benn message la boo xamante ne ñu ngi koy lancé am na ci partie yoo xamante ne lu ñu dund la maanaam nit dara du xëy rek neex quoi tu vois dara du xëy rek neex ñun ci suñu carrière poussé nañu à ce que ñu génnee clip li nga xamante ne mooy clip bu Khoureychine bi mooy benn partie metti woon na boo xoolee ba ci fin bi mu jékki-jékki neex yonent bi daj na lu nekk boo xoolee këpp nañ ma fa ndox yonent bi xaaj nañ ko xeer yàlla yebal Jibril ne ko bu deretam laalee suuf ma tukkal àdduna mu fompaat ngir lan muñ ak yërëm xeetam donc loo xamante ne way la way boo xamante ne dama ko way yonent bi parce que lu ma sentir la waaw lu mu dund la lu ñëpp di sentir waaw lu ñëpp di sentir c'est que looloo ma ci gën a neex boo xoolee ba ci Raaya Music Awards yi bu ñu demee ba jël léegi musique religieuse yi bokk ci
en plus ñu jël clip bu Khoureychine bi man fierté la ci man quoi. surtout loolu dinañ ci ñëw sax ci raay boobu. mais am na benn partie boo xam ne bëgg naa nga expliquer ma ci biir clip bi ba tey. le fait que ñu fekk la ci mbedd mi récupérer la am fu la yóbbu. loolu loo bëgg a jàngale ci image boobu. waaw déjà clip boobu dinaa ci xaw a yàgg tuuti. di tax ma ciy xaw a yàgg mooy àdduna foog ñuy dimbali ñi nga xamante ne amuñu. foog ñu leen di bàyyi xel. tu sais clip bi xëyuma xëy rek maanaam ñëw rek solu daggate sama yére ñëw tourner. lu metti la 10 heures laa nekk place de l'Indépendance 10 heures ba 14 heures maa ngi wër ville. nit ñi xamuñu ne Aboubacry bi tagg Serigne Babacar Sy moo nekk si biir moo nekk fii ndax melokaan bi ndax melokaan bi ku ma jóg ñëw pour saraxu la sax nga daw ma. ah bon. barki Seydi Aboubacar li may wax nii maa ngi koy soog a wax ci télé ci enquête 221 14 heures laay soog a commencé ak waa Apple ñoom Pac DJ clip bu ma mës a def moom moo ko tourné. moo ne ma aussi. am idée bi ci moom la jógee parce que moo ne ma yow clip yow yi nga mës a tourné yëpp luxe nga siy def mais clip bii nag il faut que ñu changer. c'était pas facile benn moment ci man parce que déjà ma daggate sama ay yére sol ay plastique toroxlu dama dundaat leneen dama nekkaat ci beneen vie. mais est-ce que da nga bëgg a valoriser aussi taalibe yi nga xam ne ñu ngi leen di xëy na ñàkkal benn gëdd bi ci société bi. effectivement da nga bëgg a jàllale foofu message. effectivement c'est juste que boo xoolee man samay clip yëpp damay lancer ay messages. clip yi ma mës a tourner yëpp ay messages lay lancer. clip bi dama ciy lancer message pour taalibe yi. parce que bëri na taalibe yoo xamante ne tey ñu ngi leen di toroxal. boolew ñu leen ci société bi. te ay xale yoo xamante ne ñii ay 6 ans la ñuy am ñii ay 4 ans la ñuy am ñii bul façon bu nekk ci. donc xale yi sonn nañu sëga man mag bi maa dund loolu ci diggante 10 heures ba 14 heures ñi xamuñu ne Aboubacry laa la wax. biy tagg Serigne Babacar Sy moo nekk ville. wallaay te boo xoolee pot laa yor ku ma jóg ñëw pour saraxu la nga daw ma. ci ngay soog a comprendre. li taalibe yi soog a xam li nga xamante ne taalibe yi ñu ngi koy dund. donc benn message la boo xamante ne moom laay lancé waat. ñu gën a ci tënk tey boo doon lancé waat benn message bu gàtt rek ci taalibe yi lan lay doon. waaw ñu gën leen sàmm ñu gën a sàmm taalibe yi jox leen cër parce que ay nit lañu ay doomu aadama lañu nañ leen sàmm yërëm leen toppatoo leen. parce que boo xoolee clip bi man maa ngi ci nekk taalibe waaye nit a ñëw jël ma. foofu maa ngi wane ne que ne man bu ma yàlla defaralee xéewal incha allahu rabbi bu ma amee opportunité wu mën a jël taalibe indi ko sama kër dama koy indi. yar ko macha allah. waaw loolu la macha allah ñu ngi ziara ñi nga xamante ne ay soppeem lañ yëpp di bàyyi xel tam émission bi xam naa ne moom it kontaan na lool ci soppe yi nga xam ne ñu ngi lay bàyyi xel tam te saa su nekk bëgg la gis. waaye tey indil naa leen ko. mais ñu yemaat tey jeexalee tuuti rek ci produit boobu ci nga amee raaya. noo def ba décrocher raaya boobu. waaw liggéey rek parce que ñun lépp lu ñu génnee. c'est juste que dañuy liggéey pour mën a bégal suñu ay soppe yaakaar naa duñu def loo xamante ne daf ñuy doye di loo xamante ne buñ ñu xoolee ne accam ba nu koy def metti na ndax nit da ngay toog sa kër di xalaat wala ñeneen am ay idée donc ñu xalaatee ko noonu. indil ko nit ñi xalaat man biñ ma nit yi soppe yi surtout maa ngi leen di sant di leen gërëm raaya boobu man lu ma bett la parce que dama jékki-jékki rek sama benn soppe yónnee ma ko ne ma da nga bokk ci raaya bi donc ma xam ne alhamdulilah donc mosoo def ay démarches pour décrocher ko. non man mosuma def démarche pour ci affaire wàllu clip na ko ñëpp xam mosuma def démarche pour ay décrocher dara wala pour non clip bu ma mës a def man Aboubacry Samb maa ko financé sama bopp nit produire ma man maa produire sama bopp parce que lu may dund la nit musuma produire nit musuma def démarche pour dama bëgg a gagner dara pour gagner en plus damay lancer waat benn appel pour tàggkat yonent yi affaire bi du concurrence de tàggkat yonent yi ustaas yi ak ñëpp en fait foog ñu delloo si waat suñu xel ci yàlla d'après tout Murit Tijaan Xaadir Ñaseen nañu xam ne ay jullit lañu woykat yi nañuy bëggante
raaya boobu ba ma ko gisee am na si suñu mbokk ay woykat yoo xamante ne gis naa leen ci maa ngi leen siy félicité. mais tey delloo la ci njukkal. waaw voilà mais man bi ma ko njëkkee jot dama ko dugal statut ne raaya bi balaa kenn waxuma sax soppe yi waaye raaya képp kuy tagg yonent bi la. donc foog ñu xam ne mbir mi du concurrence waaye liggéey pour bégal suñuy ay soppe la te ñun ñëpp dañu war a àndandoo valoriser li nga xamante ne moom mooy tagg yonent bi. donc voilà musuñu def ay démarches daal pour ay gagner ay raaya wala pour ñun daal. waaye xaw na la yee am na léegi foo yaa ngi xam ne nit ñi ñu ngi lay bàyyi xel àdduna ñu ngi lay bàyyi xel. artistes yi ñu ngi lay bàyyi xel. techniciens yeeg képp kuy yëngu ci wàllu art. mu ngi lay bàyyi xel jamono jii. waaw loolu am na déjà ñu ngi leen ci remercier ñi nga xamante ne ñu ngi ñuy bàyyi xel bu baax a baax parce que. c'est pas évident ah. C'est pas évident ngay def dara xëy na peut-être ñëpp di la ci bàyyi xel. waaye damay wax ne nit ci loo yëngu lu nekk bu dëgguwul rek nit ñi duñ la ci bàyyi xel. donc ñun suñu demee ba nit ñi bàyyi ñu ci xel c'est parce que dañu liggéey yombul dañ ci yàlla xam na ko dañ ci lu ne lañ ciy daj. pour suñuy ay soppe di ci bëgg parce que amaana bu ñu defee loo xamante ne tey àdduna. kontaanuñ ci suñu ay soppe ñoom ñoo ciy sonn tu vois donc nag képp koo xamante ne bàyyi nañu xel rek maa ngi jël sama kàddu di ko jàllale ci enquête 221 di leen wax ne yéen a ngi ñuy bàyyi xel waaye dinañ def suñu kéemtalaay kàttan ba bañ a décevoir képp koo xamante ne mu ngi ñuy bàyyi xel. Aboubacry bu Serigne Babacar Sy. ñu ñëw ci deuxième clip bi nga xamante ni nag yaakaar naa mbokk yi seetaan xam naa ne. danañu laajte foofu Aboubacry lan la bëgg a jàngale foofu muy clip bu Serigne Saliou bi. Aboubacry. waaw sa non d'abord. su ma tuddee Serigne Saliou bi rek. sa xel ci lu may njëkk a dem ci clip boobu. sama xel ci li muy njëkk a dem. c'est comme. ci comportement bi nga xam ne war nga ko foofu. ok waaw xam nga Sénégal. benn bopp la. Talibé Cheikh la ku xool Aboubacry maanaam. tey xam nga yow du ma la xool naan la yow gambien nga wala catholique nga wala lee nga wala lee damay jàpp ne doomu aadama bi moo taxaw sama kanam donc d'après tout comme li ma waxoon sànq ay jullit lañu taalibe Cheikh la ku ma xool sa xel ci kenn rek lay dem muy Seydi Aboubacar woy naa ko ca woy bu rëy ba ma ko woyoon naan ko Serigne Babacar Sy defal na ma fu ma romb ñu ngi may joxoñ naan ma jëm est-ce que doo ñu ci mayal tuuti balaa ñuy dellu si waat ci Serigne Baba ci Serigne Saliou bi. Enquête 221 góor gi ci photo bi kéemaan la Serigne Babacar Sy Malick seen maam la ne bu ma rusul woon maam Maodo Babacar sa maam nee na man ku ma woo ci photo ma wuyu la lii leer na talaat la na Shamsul Huda Khalifa Kushifa Duja Limanir Tada Serigne Babacar defal na ma fu ma romb ñu may joxoñ di ma tàllal loxo jëm Serigne Babacar xoolal mana xew na enquête mana siiw na ki ma teeral moom moo di kan kookooy jëm Serigne Babacar moom loolu la ma defal. Serigne Babacar la moom la mais ñu dellu si waat rek tuuti xam naa ne émission bi moom neex na ba noppi. wallaay mais ñu ñëwaat ci clip bu Serigne Saliou bi. liñ ci bëgg a laajte mooy. foofu tey li nga wax ni ku la xamee la Serigne Babacar Sy mais foofu dañu jàpp ne njabootu Serigne Saliou Mbacké dëgg mooy way ca comportement ba ca kàddu ya ku ko xool tey te xamu la dana ne kii murid pire moom mooy way nii. effectivement waaw loolu warul bett kenn parce que bu ma la waxee ne la mosuma nekk taalibe ma joué rôle taalibe kon nit ñi war nañ xam ne. Aboubacry artiste la. artiste la compositeur la artiste bi maanaam man si samay clip du ma dem xool keneen di ma jouer sama clip en fait tey su ma si waree nekk tey benn
benn fàkkmaan dama ciy nekk fàkkmaan su ma si waree nekk benn milliardaire dama ciy nekk milliardaire su ma si waree nekk taalibe dama ciy nekk taalibe donc bu ma doon woy tamit pour suñu mbokku catholique yi danaa def de telle sorte que bu ñu xoolee Aboubacar dinañ ne kii kat est-ce que du catholique maanaam man damay jouer film en fait man damay dugg ba ci biir su may def dara dama ciy dem ba mu jeex moo tax ku xool clip boobu da nga naan Aboubacry mi non Baye Fall la Baye Fall la boo xoolee clip bi ma def ci taalibe yi boo ko xoolee da nga naan Aboubacry mi taalibe la donc c'est juste pour wan nit ñi que ne nañu xam ne Aboubacry artiste la tajkat yonent bi la waaye itam artiste la sunu borom moo ko def donc rôle booy sentir rôle bu may sentir ci sama clip dama koy def dama sentir te en plus gis nga sol njël wala sol ay laxasaay wala sol yeneen yu ñuy mel warul mën a tax ñu juger nit ki c'est la culture en fait donc foog ñu xam ne nañu xam ne daal ay jullit lañ ko yow daal objectif bi mënul weesu mag ñi nga xamante ni ñoo nekk fii ñu gën leen a xam waaw man moom seen i bind en fait xam nga mag ñi maanaam ñi xam mag ñi valoriser nañ leen waaye ñun nag ñun ñoo war a bay suñu waar tamit ci parce que ay jeunes lañu quoi man mënuma comprendre ñu nekk ay jeunes ba pare bu ñuy tourner benn clip bon xëy na peut-être mooy bokkul mais ñun ñi ko yàlla defal xëy na peut-être yàlla di ñu suturaal si as tuut bi ñuy am dañ ko ciy xëpp ba mu jeex tàkk ngir valoriser mag ñi comme baa nga la koy wax sànq clip bi ma def ci Serigne Saliou lu metti la lu xaalis la boo xamante ne génne nañ ko mu metti lool waaye rëccuwuñu ko rëccuwuñu ko parce que murit bu ko seetaanee kontaan Tidiane bu ko seetaanee kontaan Xaadar bu ko seetaanee kontaan donc li tax aussi ma woy Serigne Saliou c'est parce que pour ñu xam ne waxoon naa ko ci enquête 221 que man damay passer à l'acte Tidiane laa rek murit Tidiane Xaadar Ñaseen benn la non danaa woy Xaadar bi danaa woy Ñaseen bi danaa woy chrétien yi ouverture la quoi ñun ñëpp ñu booloo doon benn kon mën nañ la xaar ci yeneen yoo xam ne nanu ma xaar ak suñu mbokk chrétien yi ah bon waaw nañu ma xaar loolu la xanaa exclusivité lañ ko am fii laa koy waxee xam nga maa ngi soog a génn waaw maa ngi soog a wax dama ne waxoon naa ko man Aboubacry Samb dinaa woy ba woy ak suñu mbokku chrétien yi donc fii laa ko waxee ci enquête 221. ngeen bind na suñu mbokku chrétiens yi nanu ma xaar ndax danaa ñëw def ak ñoom lu am solo. loolu lépp mooy wane ne homme de culture nga mais surtout baat bi nga wax sànq artiste nga. donc loo yëg ci clip bi loo yëg ne war nga ko way fas yéene nga ko way mbokk yi gannaaw loolu yëpp nag ñu ngi jëm guddi gu màgg. di dem di màggal tam ku màgg. te mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xel yëpp ngi jëm jamono ji Tiwaawan tey jàpp naa ne sa calendrier war na chargé de. waaw débordé na doy na waar loolu. pour ñu am la sax problème la. wallaahi waaw côté boobu moom. jërëjëf sax ndax ma leeralee ko fii. wax nga dëgg ñu ngi jëm ci gàmmu ci guddi Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñun ñëpp ñu nekk nag ci mbégte bu gàmmu gi di ñëw Mawlaaya Salli bi di jolli. Seydi Hadj Malick tabaarakallaahu liggéeyal ñu loo xamante ne tey maanaam mënuñu am fayam moom Cheikh Hadj Malick kuy njabootam ak kudul njabootam bu gàmmu ñëwee tabaarakallaahu xol yëpp ay sedd. tey gàmmu gi ñëw na ñu ngi fas yéene ñun ñëpp tëj suñuy kër dem Tiwaawan ànd ak Seydi Hadj Malick ci guddi gi muy màggal Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam donc nag saturé nañu. foofu laa bëgg nga xuus tuuti programme bi jamono ji ci waajal gàmmu gi. à part émission bi ñu may nii fan nga jëm. waaw man nag dama bokk ci daayira. daayira bi. dama bokk ci daayira bi laata kenn di ma xam. waaw laata kenn di ma xam ci ñoom laa mës a dal mësuma dem di gàmmoo feneen. ci sama dal laay ànd ak suma waa daayira. képp koo xamante ne nag soppe nga man maa ngi lay invité pour nga ñëw ci sama dal am na nag ñoo xamante ne dañ may woo pour ma ñëw gàmmu si leen waaye nag li la fal boo ko bàyyee li lay folli dafay te man wax dëgg yàlla suma waa daayira munuma leen du question jëndee ak leneen sax waaye bu ma leen bawee rek ñu wéet moo tax nag ci ñoom laay ànd chaque gàmmu Tiwaawan ñoom laay àndal passé ak ñoom gàmmu Tiwaawan
béggal soppe yi nit nag dina jóge fu nekk ñëw ci fi nga xamante ni foofu la ñuy dal. bëgg la gis. waaw bëgg ma gis parce que dañ am na ñoo xamante ni ñëw pour ziar si ma. ziar maanaam pas ziar en tant que sëriñ. waaye ñëw xool si la béggee sa soppe ziar si la cofeel gi voilà. donc am na ñoo xamante ni ci suba gi la ñuy ñëw ba ngoon gi. ñëw ñu photo wu après ñu dem guddi gi ñu daje. béggalante ci yéen bi sallallahu alayhi wa sallam woo Babacar. loolu dafa neex. soppe yi kenn amul seen fay. mais instant bii nii yaa ngi dem ci daayira yi ci burdu yi di waajal gàmm. effectivement ñu ngi dem ci burdu yi ñu ngi ñuy invité tam ci ay burdu bi ma dalee tagg yonent ba léegi ci jàkk ji nga xamante ne fii laa dëkk muy Zac Mbao ci jàkk ji la ñuy burdu chaque année. ma ciy nuyu oustaz Mor Cissé jiite ñoom Pa Adama Diallo ak mbooleem imam yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk fii oustaz Dieng. macha allah donc nag ci ñoom la ñu koy passé en famille. dëkkandoo yi. parce que man famille boo déggee ma wax la en famille mooy dëkkandoo yi donc dëkkandoo yi ñoom dañuy passé ak ñoom. burdu bi. parfois nag ñu xaw a rëcc tuuti rek dem ci invitation yi voilà noonu lay demee. ndeysaan loolu lu am solo la gàmm bu nu ko waxee xel yi dem ci Cheikh El Hadji Malick. radiyallahu taala. li nga xam ne tubaarkàlla la ci organisation ci xikmaam fexe na ba jamono ji waxuma la sax ci waawan. mais fu bëri ñu ngi fay gàmm jamono ji. ndax rek dégg gi mu dégg diine. boo doon ñëw tuuti rek ci gàttal. ci góor googu lan nga ñuy wax. waa xam nga nit ku nëbb boppam laaj maa yegg dafa fëgg buntu yàlla ba mu fëggee ñëpp yaakaar ne dafay wane boppam mu bàyyi fa lépp wane yonent bi loolu rek jeexal na présentation bi maanaam Seydi Hadj Malick wootewul pour ñu ñëw ànd pour màggal alaaj Malick déedéet dafa woote ngir ñu ñëw màggal yonent yàlla Muhammad Seydi Hadj Malick daal comme nu mu ko waxee nanu ko waxee woon ca way wa jaxaay lu la tey di xàccu si lëmbee Sénégal mam Maodo yaa fi wane leeru diine alaaj Malick nit ñi xamaguñ ko ndax dafa amoon benn góor gu mag muy Chérif Ibrahima Aïdara nee na nit ñi dañu war a bàyyi naan Seydi Hadj Malick du nit nee na bu ñu waxati ne alaaj Malick du nit waaye moom ci boppam moom mooy wax di wax jékki-jékki ñëpp ne tekk mu ne neexul ba neexul waaye Seydi Hadj Malick du nit kon nag Seydi Hadj Malick nit ñi xamaguñ ko donc nag ñu ngi koy waaj bu baax a baax nag ànd ceeg mbégte bu baax a baax ñu jëm ci waawan bërëb yi tubaarkàlla la war a fees del rawatina nag comme li nga ko wax yow artiste nga messager nga borom kaddu nga waaye jeunesse bi dañ lay bàyyi xel bu baax te tam jamono ji nga xamante ni ñoo ngi waaj gàmmu suñu objectif ci émission yi mooy képp koo xam ne am nga kaddu nga jàllale message ci ñi nga xam ne ñooy dem Tiwaawan ñu war a waajee rawatina la jeunesse surtout yow sa soppe yëpp presque jeunes yi lañu dëgg la ci soxna yi ak ci sang yi lan moo war a nekk seen taxawaay bu ñu yeggee Tiwaawan. waaw damay lancer benn message jërëjëf Seydi Aboubacar déjà ci chauffeurs yi d'abord ñu daw nànk dal nànk kër Alaaj Maalik ku leen xam leen ci dal xam leen ci teey xam leen ci set xam leen ci civilisé loolu nag bu ma ko waxee rek daanaka tënk na lépp donc nañu ànd ak yar te itam di wormaal kilifa yi fépp fu taalibe nekk maanaam Tiwaawan nanuy dimbalante rek dimbalante fépp foo xamante ne gis nga fa sa benn mbokku taalibe muy kum ci mënti doon muy tiijaan beeg ñaseen beeg xaadir beeg murit bi nañuy yeesalante suñu cofeel parce que naaj bi dana tàng Tiwaawan tamit demuñu fa pour comme nu nu koy waxee demuñu fa pour noos dañu fa dem ngir màggal guddi Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam donc nag nanu dem Tiwaawan toroxlu jaamu yàlla julli fa wàccee fa kaamin jox mag ñi seeni worma donc nag message loolu moo nekk sa programme da yow boo yeggee. waaw man bu ma nekkee bu ma eggee nag daanaka damay summeeku. waaw damay summeeku. jëm. nekk ci bâche yi déjà ci sama dal
dinaa jàpp ci waa tante bi dinaa ci jàpp lekk yi dinañ ci nekk togg yi dinañ ci nekk xam naa enquête 221 moom bu ñu fa ñëwoon non dinañ gis lu garaaw. parce que non dinañ xam ne Aboubacry yemul kase si clip bi quoi. kon da ngay togg. non mais. non mais cordon bleu la. yéen nee na dañuy dem équipe bi yëpp gis nga ñu ngi yëkkati seen loxo. non c'est que en plus Aboubacry ak ambiance bi foofu. non c'est que man dama am benn plat bu spécial bu may waaj. waaw parce que gàmm rek laa koy togg. ah bon waaw te bii paa moom. non bàyyi noonu rek enquête seen DG laa ko bëgg DG bi daal laa ko bëgg a jox. waaw parce que DG bi dafay soppay Serigne Babacar Sy. dëgg la nee naa la gis nga nit ñu xool rek xam fi nga bokk dafa neex. waaye Soxna Aminata Paye boo ko xoolee sa xel du dem fenn fu dul ci Serigne Cheikh donc nag plat boobu ma koy bëgg a yekkal moom rek laa koy jox. kon soppay Aminata Paye yeeg soppay Aboubacry. soppay enquête 221. donc ku ñëw ma bëggal la ci. bu leen tardé loolu de bu leen tardé toggu Aboubacry foofu ca Tivaouane mais à part togg bi tamit am na yeneen yoo xam ne bëgg nga soppe yi tamit bàyyi xel loolu ci gàmmu gi te mooy ziyaara gi comme ni nga ko doon waxee sànq wirdi yeeg rawatina nag guddi ga nga def sañse ko yaa ngi koy tudd sànq. waaw def sañse bu rafet. waaw dem ca tànk. waaw xam nga njabootu Seydi Hadji Malick dañu civilisé comme ni ma ko waxee man te dama bëgg lu baax man donc déjà man su ma soloo rek soppe yi dañ ñooy njëkk a kontaan waaye nag man tam bu ma soloo ba génn ba gis leen rek damay kontaan donc ñoom képp koo xamante ne yaa ngi Tiwaawan noonu muuru sol lu rafet ñëw toog yore seeni kurus bu ñuy tagg yonent bi ñëpp fi tasu déglu nag message yi nga xamante ne moom la ñu fay joxe donc nag noonu la ñuy waajee suñu gàmmu bu 21h jotee la ñuy reer 22h bu jotee ñu tàmbali gàmmu gi jox oustaz mu waxtaan après nag fépp fu ñu mën a dem ngir dem seeti soppe yi parce que am na dal bu nekk dañ ñu fay xaar donc bu ñu mënee rëcc rek dinañ jéem a rëcc dem bégali suñu ay soppe waaw dem bégali soppe yi wax dëgg. ku nekk rek tubaarkàlla la nga yenu ci boppam moom nga jaaxle xamoo foo koy yeb yi ndeysaan ndax soppe yi Aboubacry ngi noonu dinañu may dara ci Seydina Muhammad balaa ñuy tàggatoo Aboubacry. falamma danawna min sanal badri wan jala lanal sirata azala min wujdi ma biya Mamadul Amin rasulul hamidul hamidun wa muhammadun nabiyun sama fawqa simaka inisamiya enquête 221 wa dawatul uzma yuzallu bi zillihi yamunu bila mannin wa yamsil maasiya samam neena wal mutamajdan wa fahran wa sudadan wal mutaja yawmal yashimun nawasiya moo tax may way sama sëriñ ba naan maam xalifa Tijaanu yaa yor tariixa bi yor sariya be yoo leneen yaate ba jooyuñu Mawdo Si Tijaane maa xalifa Tijaan. waaw maa ngi koy may soppay Serigne Babacar Sy yëpp waaw kay. jërëjëf Seydou Bakar. dernier message yi rek. nga jox ko ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñu bàyyi xel ci enquête 221. ci ñoom ndax ñun benn nit lañu. jërëjëf ñu ngi sant ñëpp Seydi Aboubacar di am mbégte nag bu baax a baax ci sa teewaay ci daara ji di lancer benn message di wax ne suñu ay soppe ñu ngi yeesalaat suñu cofeel bu baax a baax ci ñoom ndax ñun benn nit lañu waaye ay soppe la ñu am te parfois mu metti loolu
ñu lay woo duñ la jot ñu lay message duñ la jot lépp rek nekkul dañuy ñàkk bañ a tontu waaye dañuy nekk ci ay xat-xat nekk ci ay lijjanti nekk ci ay yitte yoo xamante ne lépp rek pour bégal suñu ay soppe lañu donc nag à travers enquête 221 maa ngi yeesalaat suma cofeel ci samay soppe ci waa diaspora bi ci ñi nga xamante ne tey ñoom ñoo nekk fii ak ñi nekk Europe maa ngi ziaraat ñëpp di ñaan enquête 221 itam yàlla na nekk télé bu rëy yéen a ngi def ay émission yu am solo léegi dam bi may ñëw rek am na ñu ne ma am na chaîne bu am na ay journalistes yu ñëw si sa kër ne ma ban site la mën leen enquête 221 automatiquement kooku daf ma ne mu ngi koy suivre kon ngeen xam ne yéen tamit ne leen ci li ngeen nekk rek parce que ni ñu nit ñi di bàyyee xel noonu dañ leen di bàyyee xel te wax dëgg yàlla yéen a ngi def liggéey bu am solo ñu ngi ñaan ci barke Seydi Aboubacar yàlla na yàlla taxaw leen ci barke yonent yàlla Muhammad na yàlla fay la yiw yaatal tamit résultat yi jërëjëf option yeeg vision beeg lépp yal na yàlla teg la loxo ci barke yonent bi xam naa ne duñ ko baax ndax dinañ ànd ak moom ba Tiwaawan comme ni rabbi incha allahu rabbi ak DG dañuy def délégation incha allah maa ngi leen di invité fekkee si tubaarkàlla li nga xam ne moom nga ñu fas yéene yekkal foofu ca Tiwaawan kon mbokk yi yéen a ngi woon seen émission waajal gàmmu ni ñu ko defee nii ak Sidi Aboubacar noonu lañ ko fas yéene defee ak ñeneen bu leen ko tardé ñoo leen di wax rendez-vous kon fii ki benn bés wala ñaari bés fii ci enquête 221 wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. yàlla yàlla fay la yiw yàlla taxaw. لقد عرفت الورى شرعا وغربا ولا أرى كمثلي فتى المنصور في